ça ne veut pas dire que nit kooku du dee, ça veut dire que ki dul dee moo dox digganteem ak dee. kon loolu mooy tax nit kooku di wéy di dundu parce que ki dul dee te sañ lu ne mooy dox digganteem ak dee. mais nag yow bakkan bi ngay gis ak jëmm ji forme humaine ba mu amoon, il faut que mu ut prétexte bu mu ko fi jëlee ñu denc ko fi barab nga ne diwkat dee na, mais albaaqi des na ci moom parce que kooku ki dox digganteem ak dee mooy ki nga xam ne amul jëmm amul melo. ça ne veut pas dire que buñ ne sëñ Touba du fi jóge da ngay defee ne jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba ji nga gisoon la mu gàtt di sol yére yu weex wala yeneen couleur di kaalawu, déedéet. parce que bu boobaa des gi dootul doon dëgg. ki fi dul jóg mooy yàlla. kon kum fi dul jële da lay jële ci forme boobu ba pare doxale la digganteem ak dee muy albaaqi. moo tax tant que tu te limites à voir les formes, parce que tey jii nee nga Cheikh Umarul Fuutiyu forcément benn maanaam tey bu ñëpp doon dajji théorie yi ne forcément dee na, dañuy wax ne oui parce que 1860 ak léegi dafa yàgg. parce que nit moom loolu la xam, mais kiy jële jaam ñi fii ci kaw suuf saa bu ko soobee dara yàggul ci moom, dara guddul ci moom. ça ne fait pas 950 ans de noohin déjà. kon dara yàgg, théorie dafa yàgg boobu déjà rek da nga koy mën a dajji ci kanamu jullit, parce que da nga naan ko loolu est-ce que toll na ni dundug noohin ba mu ne laa déedéet toll ko. nga ne ko waaw ki fi jëlee woon noohin moom dafay jógee am déet, wala yëf yi moom yàlla jooju ak ji jenn dañoo am wuute ci diggante bi. kon mi ngi noonu ka nga xam ne moo boole woon ak xidar ak yonent yàlla Muusa, xidar di dundu di def yoo xam ne yonent yàlla Muusa sax comprendre ko, kooka rek moo fi ne. parce que yàlla moo dul def menn mbir ñu ne mbir mi képp la man ba waa mbir moomu defe ne yàlla kàttanam ak man-manam ci yàlla day jommal sax ay nitam, day jommal ay yonentam, di jommal ay waliwum ci man gu mu man. moo tax ñuy wax ne loo xejj borom bi des di la nëbb ay mbóot. looloo tax yàlla ñi ko xam dëgg di ko gën di ragal bis bu set, parce que xam nañ ne ku màgg la, ku sañ la, te dara du ko wàññi dara du ko yokk dara. gis nga boo meree yàlla ne yow yàlla maa ngi nii di jàng alxuraan di jàng ay xasaayit, maa ngi di dubal te mënuma am 100 francs, léegi sax la ma doon def dama koy bàyyi. loolu lu muy wàññi yàlla? du wàññi dara de. ba nga ko dalee def ba fi nga toog naan ko dama koy bàyyi, musoo yokk yàlla dara musoo ko yokk. kon jaamu gi ngay jaamu yow ci sa bopp ci lay interagir ak yow, di la won sa bopp, di la won sa complexion nan la bindoo, ak dëgg-dëgg fitra boobu nga xam ne moo nekkoon ci yow, cette connaissance du divin bi nga xam moom nga indaali woon ci kaw suuf, moom la lay muril ay kiraay di ko wàññi ba bu ëllëgee nga dem ba yàgg. am na ñoo xam ne saalit nañu wax ne ana alxaq, parce que la ñu gis mooy ñoom nekkatuñu, yàllaa nekk. da ngay xool loolu nan nga koy comprendre, mooy nit ki bu juddoo yow mi mu fekk si xam nga ni kii juddu tey dana dee, loolu ilmul yaqin la. nga dem ba yàgg aynul yaqin, nga gis ku dee, nga xam ne kii moom dafa dee. xam nga man kii juddu démb jàppoon naa ne dina dee, ku dee ngi nii. mais ki dee moom moo amee xam-xam bi ñuy wax xaqul yaqin. moo tax ki xam yàlla, ki seey ci yàlla, maanaam Cheikh Ahmadou Bamba, ki xam nga ki dee te amee xaqul yaqin, moom waxul ne damaa dee, du wax ne damaa dee, du ko wax. moo tax ki ko tiim di wax ne ndeysaan ki fi bàyyeekoo ay gore diw mi néew bi di ko waxtaane, mais li muy wax néew bi santu ko. ki ko rey moo indi circonstance yi tax néew bi tëdd kiy wax di wax, te néew bi munu ko ne nangam ak nangam. moo tax ku seey ci yàlla ku mel ni sëñ Touba, ku mel ni Cheikhul Umarul Fuuti yu dem ba seey ci boroomam, moom nekkatul. léegi nag ku ko gis mu ne mu jeex ci boroomam, kooku ne la sëñ Touba moomu du wax ne du faatu de, gis naa ko biig. nga ne ko loolu nu mën a nekkee? sëñ Touba waxu la ne nga wax nit ki ne ko gis nga ma. du wax kenn ne maa ngi nii, li ngeen di werante man la maa ngi nii, déedéet. mais yàlla mi nga xam ne moo soppaxndiku ci kooka
mooy wane meloom ci kooka saa su ne te kenn du ko mën a faj. ki dee tëdd nga tiim ko ndey ne ay gore dootoo ko sax woowee turam dootoo ko ki dee xanaa xamoo day sax ñàkk turam day ñàkk turam ñàkk jëmmam moom du ko jëme fa ko neex ña ko tiim war ko suuli di ay mbokkam ñoo ko yóbbu fa ko neex. day ñàkk ay jëfam day ñàkk alalam néew bi lay dégg wala néew bi lay dégg ñàkk na jëmmam ñàkk nay bokkam jëfam képp la dese. jëfam képp la dese nag mooy la Sëriñ Tuubaa liggéeyal yàlla ba yàlla seeyal ko ci boppam nga xam ne yow da ngay gis ni kii ci photo bi mooy Sëñ Tuubaa te yàlla seeyal na ko ci boppam. Sëñ Tuubaa moomu de mën naa ñàkk turam ba dof bu mel ni man ni Sëñ Tuubaa mooy yàlla mais man moom Sëñ Tuubaa waxuma ko santuma ko mais man maa dof. Comme j'ai compris que qui il s'est éteint en son Seigneur, j'ai dit c'est lui, c'est pas lui et ce ne sera jamais lui. Personne ne peut être le Seigneur. On s'éteint en lui, on peut encore vivre en lui. Il y a des gens, ils se sont éteints en leur Seigneur. Mais fa la yem. Am na ñoo xam ne nag ba ñu seeyee ci seen borom dañoo retiré waat ci façon boo xam ne yàlla da leen koo nangul. moo tax Sëñ Tuubaa di wax ne wa inni lahu abdun. Il affirme déjà que jaam la. wali jaada bil itqi. yàlla nag moomee nga xam ne moom laa dib jaamam mooma mbaa yàlla mooy itq c'est un esclave affranchi mais pourtant il va encore insister. moo tax yow mi nga xam ne yaa tëdd dëkk ak néew bi mu faatu respecte ses volontés. looloo tax Sëñ Tuubaa le fait que muy wax ay taalibeem ngir yàlla xam leen ne man duma dara lu dul abdullahi wa xaadimi rasulihi. loolu képp lañ ko mën a dimbalee ndax néew bi moom faatu na ba noppi te reyul boppam. waaye bu ngeen respecté wul ses volontés da ngeen koy trahir. léegi nag saa boo nee Sëriñ Tuubaa mooy yàlla tooñ nga ko waaye boo nee Sëriñ Tuubaa mooy Abdullahi tu as respecté la volonté du défunt. et c'est ça la différence. yow yaa wax lum la santul la ko du tout. mais li mu la sant mooy dimbali ma dee ma wooy Abdullahi yonent bii nekk ci sama kanam it na nga nangu ne yonent boobu mooy sama kilifa. maa di liggéeyaakonam maa di as ngóoram maa di dongoom maay soppeem bi nga xam ne bu waroon a jaar ci mbedd dëj jam ko damay bëgg yàlla may ma tàllal sama loxo sama lex ci kaw dëj bi mu joggi ci tànkam dëj bi jam sama lex ba sar moom mu dem ak tànkam bu sell ba dara bañ koo jam. foofee la Sëriñ Tuubaa bëgg ay nitam nekk. mais malheureusement nii ma la koy imaginer ci néew bi faatu te nga xam ne léegi yow néew bi moom am na xaqul yaqin ci boroomam mais ñi mu fi bàyyi ñoom ñoo au lieu ñu xam li mu digle ak li mu bàyyi ak li mu wax nit ñi nañ ko defal ñenn ñi buñ leen seetaanee ñu am ci doole sax ñu defal ko ci ginnaawam lu ko neexut. fekkante na ki ko rey dëgg-dëgg moo nangu ci moom ay turam ak lépp. moo tax jaam bi bu jógee jëm ci boroomam loolu muy wax yàlla bu bëggee Seydina Jibril lay jëkk avertir moom lay jëkk a woo ne ko saa waa ji bëgg naa El Hadj nag te damaa bëgg nga yëgle ko damaa bëgg gaa yépp à tous les niveaux nga wax leen ne leen El Hadj day bëgg naa ko lool ndax El Hadj ni mu taxawoo ci njaam gi farlu diggam ak boroomam. mais gisee naa Jibril mooy wàcc fépp ne leen saay yàlla day bëgg na El Hadj nag fi mu toll nii de El Hadj de kon am na xéewal waaye man de kon bëgg naa ko Seydina Jibril ne waaw maa leen ci jiitu de man de ba ma ko yàlla bëggalee laa ko bëgg ba ma ko yàlla yëgalee laa ko bëgg. loolu yi nag dernière station bi mooy nit ñi ak jinne ñi. am na ci nit ñi ak jinne yi bu message bi accès ci ñoom sax boo leen laajee lu tax ñu bëgg Sëñ Tuubaa duñ ci xam dara wala buñ la ci doon expliquer ay affaire ay waxu dof yu xoromu yu neex lañ lay wax. mais mi ngi ci seen biir xol yi bëgg nañu ko te effet boobu yàlla moo ko defee ca kaw moom mi ko bëgg. moo tax ñi bëgg a suul tariqa yi ak ñi nga xam ne dañu bëgg contre tasawuf te mënuñoo tee ñu saxal dogi alquran yi mënuñoo tee ñu saxal zikr mënuñoo tee ñu saxal di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ils perdent leur temps à parler de gens yoo xam ne ces gens là parlent du cadavre qui ne s'est pas tué.
le cadavre n'a aucun péché maanaam am na loo xam boo ko waxalee sëñ Tuubaa moom amu ci benn bàkkaar yow it ab comme yow wax nga loo xam ne santuñu la ko itam sa problème la foofu rek la wax jene ci misaal waaye ñooñu seen dundu seen jaamu ak seen topp seen borom ils ont transcendé nag dañoo génn ak seen digganteeg yàlla dañoo génn l'espace et le temps dañ ko génn complètement am na jaam ñoo xam ne fii may wax ak yow nii loolu yàlla doxali seen diggante muy albaqa ba may leen ñu des tey lañ ko gën a mën a jaamu tey lañ ko gën a mën a liggéeyal tey lañu gën a mën a xettali lenn ci jullit ñi te ñooña sax duñu xam ni mi ngi leen di xettali ba pare comme nag enveloppe humaine maanaam prison enveloppe humaine tëjeetu leen dañuy soppanteku ci melo yu baree bari sax am na say Cheikh Omarul Fouti daana am na ku muy jox repère lii ma lay wax ni peut-être ce sera un débordement jëm ci côté boobu may bañ a laal muy wàllu baatin waaye kooka moom am na biddéew sax boo xam ne bu ko xoolee day xam actuellement fan la Cheikh Omarul Fouti féete xam nga moo tax je suis juste en train de caresser la coquille de l'œuf je ne vais pas la casser parce que vraiment am na ci loo xam ne kenn mënu ko wax xanaa maj soob bu mel ni Cheikh Baye waaye yàlla day man de ma déggee gars yi di expliquer yenn yi ça me fait rire très franchement moo tax am kilifa baax na de man nag maa ngay daa mel ni maa ngay sar di wax waxi dof rek ngeen au lieu ngeen tëj sama micro bi. non dañu captivé ñun ñëpp war a sant daal macha allah vraiment am na solo quoi yii nii dafa baax bayit bi nga indi grand Thierno bayit bi nga indi mi ngi ci xaatimatul munaajaat am tan exactement dafa am solo parce que loolu mooy tendance suñu époque d'ailleurs moom la waxaabis di jël di ko waxtaane sëriñ bi nee na du dee parce que day commencé nii wa shahida allahu tabaraka wa taala anna katiba hadhihi al-hurufi la yamutu abadan wa anna al-mawta allazi kana mutawajjaha ilayhi fi qawlihi taala kullu nafsin dha'iqatul mawt maha tawajjaha ilayhi par extension mu ne maha mamatan qad naha an-nufusa wa li siwaya saqahu tanfisa mu ne lam tanhu ni muqaddamatul mawt léegi nag ñoom loolu la ñuy utiliser ñu ne sëriñ bi dafa ne yàlla seere na ni jëmm jii di bind xaraf yi du dee abadan te dee bu muy wax mooy dee bi nga xam ne moom la aaya alquran bi di wax ne bakkan bu ma dund na ma dee moom yàlla da ko effacé ñu ne dee bi nga xam ne moo fi jëlee ñëpp te loolu sax seen firi ñoom maanaam benn waay boo xam ni day toog di def ay jotaay di xalaat poosam moo ko firee noonu xam nga moom bu fekkee dane wa allamaka maanaam wax ji li ci gën a jëkk a garaaw mooy xaatimatul munajjaati bil xatti waaw bii mooy sama mujj déeyaale ak sama borom ci xalima donc loolu mooy wane ne moom xam na liy waaj a xew buy déeyaale ak borom xaqil mubin noonu lay commencé waaw ba pare waaw waaw wa allamaka ma lam takun taalam c'est du Coran pourtant kiy wax bu fekkente ne yow wax ji dafa tàbbi sax ci say loxo xamal ne tu n'as pas les moyens et les connaissances de savoir dont tu parles parce que yàlla moo wax yonent bi wa allamaka ma lam takun taalam est-ce que loolu mu ko xamal te xamu ko mais loolu est-ce que wax na ko wala nit ñi dañ jàpp ne yonent bi moom li ko yàlla wan ci ay kawtéef yépp xoolal une seule question très simple ndax mas nañoo gis yonent bi di évoquer la Jibril yonent bi mi ngi ko doon gis saaba yi dañuy toog yonent bi toog Jibril ñëw di wax ak yonent bi te ñoom du ñu gis Seydina Jibril te Jibril saaba yi niewuñu existence am na loo xam ne moo gën a simple Seydina Jibril kilifa la lool waaye jinne yii jullit yii nan la leen yonent bi dugalee ci l'islam est-ce que ñoom ñooñu di wax mas ngaa gis ñuy daawal ba expliquer côté boobu wala di ci wax dara xamuñu ko nangu nañ ne kunpa la te kunpa gu ndaw la ndax jinne yi ñun ak ñoom a yem on est des collègues on va être jugés le même jour donc yow xamoo seen mbir xamoo mbiri malaaka yi bëgg peek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala nga peek yàlla te pourtant ce livre là téere bi ni muy waxee ñun nit ñi noonu lay waxee jinne yi
est-ce que jinne yi compréhension biñ ci am ak ñun même compréhension bi lañ ci am yow nga bëgg nit lii la wax lii kese la wax waxul leneen kon yow comprendre nga ni mu waxee ak nit ñi ak jinne yeeg yëpp donc y a des choses yoo xam ne nit ki day nangu ne lii moom sama kunpa la koo ci ne yonent bi ban jinne la ma sa tuubal ci saabay jinne yi koo ci xam nga du weddi ne jinne yi moom ay saabaa ngi ci waa kan la ciy tuddal malaaka yi nga xam dañoo wàccoon ci badar ñan lañu nan lañu wàccee bi ñu wàccee lan lañu def est-ce que gars yi gisoon nañ leen am na ci loo xam ne nit ñi buñ ciy xuus nii di demit dañuy wax rek lu soob seen bakkan ak di waxee waxi ku soxor rek waaye liñ lay weddi ñoo la gën a xam ne lu nekk la dafa leer man explication bu ma ko jox maanaam si sama humble réflexion mooy bii maanaam ñun suñu monde si xam-xam yëpp dafa am li ñuy wax les immortels xam nga bu baax li may wax d'ailleurs mais foog ma expliquer ko pour gars yi dimbali ma pour écho bi rek s'il te plaît Thierno. waaw wax nga dëgg baal ma de. Merci. Khatimatul Munajati dama koy jàppee comme une déclaration d'immortalité de la mémoire des écrits du Cheikh et non pas de la perte physique. On n'est pas là-dedans. Man dama ko jàpp comme bu maanaam explication bu terre à terre boo xam ne man loolu man sama réflexion bopp la maanaam ñun suñuy société dañuy jàpp ay borom xam-xam def leen ay immortels. Hérodote, puisqu'on a un historien chez nous, Hérodote est le père de l'histoire. C'est un immortel. Jusqu'à présent, on nous enseigne ces récits. Hein? Cheikh Anta Diop est un immortel. Léopold Sédar Senghor en est un autre. Hein? Donc tous ces gens-là, dañ leen érigés au rang d'immortalité. Pour l'âme, parce que leur mémoire ne sera jamais effacée hein, dans les manuels, dans la pensée des mortels. Enfin, des gens qui vont vivre 1000 ans après nous. Donc ñooñu dañuy jàngale seen xam-xam tout le temps ñooñu dañ leen di woowee immortel sëriñ bi nag bu muy bind dafa wane ni au début Xalilu Rahman mooy Ibra Faati moo ma jàngal li mu ne ma wasalalil xaq minal xaqal mubin lay signifie lay commencé élage ñun sofiyanke yi bu ñuy wax dee xaq lañ ko tuddee dëgg mu ne kon sëriñ bi da doon tàggoo dafa doon wane ni tey lay jóge ci kaw suuf mais ci jóge boobu day wane ne mi ngi dem waaye moom de du dee du ku ñuy fàtte il fait partie des rangs des immortels c'est un hafiz justement man côté boobu laa ko jàngate ma ne kon ñii ñoo am lecture verbale littérale du texte ils n'ont pas compris le contenant encore moins le contenu et du coup ça devient très compliqué ñu ñëw taxaw ñu ne sëriñ bi c'était un hérétique sëriñ bi dafa juum sëriñ bi nee na du dee te yàlla moo ne kullu nafsin zaa'iqatul mawt ils sont teubés dañu nekk ay nit yoo xam ne jànguñu seen maanaam amuñu benn réflexion ba pare li ci gën a grave mooy seen xalaat sax dafa dogmatique maanaam c'est blanc mënul am nuance même boo leen indilee lu rationnel duñ ko jël ñooy waxtaan ak genre nit yooyu nag day compliqué moo tax c'est très bien que nga indi exemple bii ni ci Xaatimatul Munaajaat parce que déggoo li mu wax xam nga dane wasalla lil xaq minal xaqil mubin xaq boobu jëkk bi nga xam ne moom lay firi dee moom lay fay am nuyoo wala moom lay ñaanal parce que bu àggee ci stade xaqul yaqin bi ma doon wax ne néew bi tëdd na il ne pourra plus interagir physiquement avec les gens et il a besoin d'interagir avec eux en leur disant que lii xew kat xam naa ko gis naa ko laata muy ñëw te nii la war a demee lii nag mooy lecture bi ma bëgg yéen ngeen am ko ci parce que li ma leen di xamal yéen xamu leen ko maa ko xam mooy wasala lil xaq min al xaqil mubin c'est super intéressant que mooy mais c'est dommage quand la vision est dogmatique et puis quand la personne n'a pas le cœur ouvert pour comprendre nit ki nga xam ne mooy li may wax rek man tàyyi na maa débat rek ñoom ndax boo waxoon 3 junniy at du changer seen gis-gis doo leen convaincre duñ la mës a wax ne wax nga dëgg du mës a am ça loolu jamais de la vie et le jour où j'aurai la conviction que tey jii ñi fiy ñëw yëpp naan man
nu mu tuddati mécréant là wala kimit là dama bëgg je cherche la vérité le jour où je saurai que les gens là ils veulent débattre pour débattre ku ma ci am conviction ne yow noonu képp ngay fonctionner noppi naa ci yow loolu moom leer na ma Asadou mën ngaa doxal. Hakada asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi ziar bu baax ñi fi nekk ñëpp ñi si panel bi di leen jox seen wàccuwaay di ziar suñ ceedu suñ kilifa suñ élèves ak ñoom suñ jabel ak gars yi fi nekk yëpp ak borom panel bi di leen ñaanal tool bi daw feex di rafetluwaat bu baax a baax intervention yi ngeen def di leen jaajëfal si temps bi ngeen di jël di leeral ak di conscientiser ak di ñu yee si mbir yu bari yu fasantikoo lool di leen ci sant bu baax di ñaan suñu borom dool leen kàttan bëggoon barkeelu tuuti rek si wax ji ni sëñ Thierno doon wax ak sëñ Elhadj ak analyse yu pertinente yi ngeen ci doon def wax ji maanaam ñoom wahabi si xëy na seen malhonnêteté ak seen yàqu moom moo waral ak tamit jéem a diaboliser comme ni ñu koy defee saa su nekk rek moo waral ñu tënk foofu wax ji waaye wax ji sëñ Tuubaa wax ni كفاني الباحي الممات سرمدا ويبقى يسر أحمدا ولم من توسي عن الموت بقاء الله أبقاني الله لوجه الله danga koy fekk si alquran ndax El Hadj wax na ko léegi suñ boroom bu waxee ne kullu nafsin zaa'iqatul mawt ne bakkan yëpp maanaam dañuy mos dee te suñ boroom moom moo delluwaat si alquran wax na ni boo demee suratul baqara aaya 2 wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwaat bal ahyaa'un walaakin laa tash'uruun ne bul wax mukk ñi nga xamante ne dañoo faatu wala dañ leen rey si yoonu yàlla suñu borom ni ay nit ñu dee lañ waaye ñuy dund lañ fa suñu borom waaye yéen a ci xamul dara yéen a ci yëgul dara waxaat delluwaat waxaat ni walaa taxsabanna allaziina qutiluu fi sabiilillaahi amwaatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaquun farihiina bimaa aataahum Allaahu min fadlihi wa yastabshiruuna billaziina lam yalhaquu bihim min xalfihim allaa xawfun 'alayhim wa laa hum yahzanuun ne bu leen jàpp ni ñi nga xamante ne dañoo faatu dañu leen rey si yoonu yàlla ni ay nit ñu faatu lañ waaye ñu dund leen fa yàlla yaa ngi gis ni suñu borom mi wax dee mooy waxaat dund bu ne sax nag faf dañuy dund waaye suñu borom da leen di xéewale te dañuy bëgg si suñu borom xéewal yi mu leen di xéewale ak te dañuy bëgg si li nga xamante moom lañ bàyyi woon seen gannaaw ndax duñu tiit duñu jàkk loolu suñu borom moom moo ko def yam dolliwaat ci ni yastabshiruuna bi ni'matin minallaahi wa fadlihi wa anna Allaaha laa yudii'u ajral muhsiniin mu'miniin ne suñu boroom maam da leen di béggal ci xéewalam yi léegi nag mu des ndax Sëñ Tuubaa dafa faatu si yoonu yàlla waaw walla déet loolu képp koo xamante ni xelam maanaam rafet na dina xam ni kii si yoonu suñu boroom la faatu ndaxte moom Sëñ Tuubaa mooy doon wax ni jihaad yi bi aqlaami ni mu ko waxee sax mooy waliya am daahi ja'alta kulla jihaad waliya am daahi ja'alta ko jihaad kullu mujaahidin laysa ijtihaad mu ne suñ boroom na nga def sama am daax yi maanaam muy bind yi muy bind mel ni bépp jihaad boo xamante ni képp ku jihaad si yoon suñ boroom def na ko ci ba noppi nekk boroom faru mu ne waat moom Sëñ Tuubaa jihaad gi mu doon jihaad mi ngi ko doon def si xalimaam ngir lan maanaam rabb ngir dàq ñi nga xamante ni dañuy ñettal yàlla suñu borom jihaad ya bil aqlaami damay fàtte bi duma koy waaye li mu ko jeexalee mooy bi raddi zawi taslis wallahu zul ilm li mu doon def moom mooy jihaad si yoonu yàlla suñu borom comme ni mu ko waxee inni ujaahidu bil ulumi bi tuqaa damay jihaad si xam-xam ak ragal yàlla nga xamante ni moom mooy sandaal waaye loolu ñoom wahabi si boo leen indilee waxee dañ lay wax lii nii suñu borom ñu si jul moom mooy shuhadaa yi comme dañuy woote woo alxuraan ak sunna alxuraan wax lii kon dañuy dem xooli sunna lu mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo demee xadis sahih muslim bu leen neexee ngeen tapé ngeen xool xadis 1909 sahih muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax ni man sa'ala allahu shahaadata bi sidqin ballaghahu allahu manazila shuhadaa wa in maata ala firashihi mu daal ne képp koo xamante ni ñaan na suñu boroom maanaam nga shahid maanaam nga maxaama shuhadaa yi mu ne suñu boroom dina la jotale si maxaamay shuhadaa yi donte dangaa faatu si sa kaw la kon nga xamante ni wax ji jeex na kon Sëñ Tuubaa mi nga xamante ni moom da doon ñaan suñu boroom defal ko mboolem am daax yi mu doon def si xalimaam doon ay jihaad nga xamante ni dafay shahid suñu boroom
nangul na ko loolu ndax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko wax kon nag day dugg si aaya bii ñi di wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwaatan li ci des loolu mooy maanaam firi bi gën a gàtt ba si Ibnu Taymiya doon na indi benn asar boo xamante ni day wax ni suñ boroom moo wax ni yaa abdi ana alxayu lazi laysa yamut ati'ni aj'aluka li jiitu sama mooy ana allazi yaqulu li shay'in kun fayakun ati'ni aj'aluka an taqul li shay'in kun fayakun beneen bi mu tekki abdi ana alxayu lazi laa yamut ati'ni aj'aluka hayyan laa tamut yow sama jaam man maay ki nga xamante ne maay wax mbir nekkal mu nekk topp ma def la loo wax nekkal mu nekk beneen bi tamit mu teg ci yow sama jaam man maay aji dund ji nga xamante ne du ma faatu topp ma def la ngay dund te doo faatu mukk ñoom bañ ci bëggee lante la lañ wax moom mooy loolu yow man xiyam la ci Ibnu Taymiya jublu wala suñu borom jublu waaye kon booba amatul sens ndaxte yow man xiyam ñun ñëpp xam nañ ni ñi nga xamante ne ñi dugg safara suñu borom ñu wax si ñoom moom mooy xaalidina fiihaa dañ fay sax dàkk kon kii nga xamante ne dafa doon jaamu yàlla ku dul jaamu yàlla yëpp dañ ci yem beneen bi tamit mooy ñoom nitu yàlla yi bu ñu waxee dee nga xamante ni ku ci mel ni Sëñ Tuubaa ñëpp xam nañ ni li jiitu poète la bu mënoon bind lool déjà doon na sax ki nga xamante ni moom comprendrewul mbir yi donte Sëñ Tuubaa lépp lu mu wax am na ci aspect zahir am na ci aspect baatin boo xamante ni digganteem ak borom la ndax xaatimatu munaajaati bil xatt mu ne lii mooy mujjanteelu deeyaale bu muy def si bind te moom moo waxoon moom Sëñ Tuubaa ba mu waxee walam azal munzu xaltu taaliba maarifatan billahi jalla taayiba fa jurtu bayna ulama wal awliya bi niyati wa amali wa xawliya xatan saraftu am ay seen ila xidmati xayri aalamin zil ila ubayiu al yawma rasul mustafa bi xidmati wasulullah al wafa mooy ba muy wax ni moom Sëñ Tuubaa ba mu nekkee ba mu ràññee ba léegi musta dañ di sàkku xam yàlla suñu borom ak di ko tuubal ginnaaw gi nag si la jug di wër diggante borom xam-xam yi ak waliyu yi si ay yéeneem si ay waxam si ay jëfam mu ne noonu la def di ko def ba am ay ches mooy 1301 juste rek ba fi Maam Mor Anta Sali jóge mu daal di ne nag bis ni ki tey bàyyi naa loolu jaayante naa ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam si xidma gi moom mooy lan bind gi mu doon bind ndax wax na ni yabusu uluma diini xatti mujaddidan li nahyi nabi bil xatti isa smu afa yuxaribu taali fi uluma lati naat ila naasi musaafum faadi bi afa mu ne dafay yenqale xam-xamu diine yi si bindam ngir lan di yeesal sunna si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax dafa defoon baraaf mu ne nag kon sama taalif yi dañuy jégaloo nit ñi xam-xam yi nga xamante ne dañoo sori woon kon bu fekkente ni moom Sëñ Tuubaa dafa wax daal delluwaat waxaat ni moom Sëñ Tuubaa ginnaaw bi mu jaayante Yonent bi si xidma boobu noonu mu daal ci teg ni lahu xidmati maa dumtu xayyan maanaam fii ak mi ngi dund moom Sëñ Tuubaa du mës di dañ di def xidmaam googu noonu si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu fekkente ni moom dafa ne si bind lay defee xidmaam boobu yamini alayha daynu matxin xawaaridan bi xidmati xilli si li ma dinti tahadi la wax ne moom si loxo ndeyjooram da cee am boru tagg nga xamante ni moom mooy lan si xidma bi mu bokk si xidma gi muy xidmaal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne xidma gi daf li ci jiitu moom mooy xam-xamu diine yi ginnaaw dama bëgg tënk nag moo tax waaye li may wax dafa kii maa ngi tubaat bu baax xidma yi li ci jiitu moom mooy xam-xamu diine yi nga xamante ni ñoom la njëkk a dajale daal leen di bind daal leen di résumé indi li ci gën a wér daal koy bind versifié ko ginnaaw gi it mu fexe def ay amdaax ak ay solowaat di nga xamante ni dafa jël xaaj at bi salaatu sita bi mati sita yeneen yi mu dem ba si biir sax nag faf day boole ñaar yëpp di ko defandoo si xasit lu ñu mel ni jaay bituma la nga xamante ni buy tagg day julli waaye si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu ko defee léegi nag mu ne kon moom fii ak mi ngi dund am na ci boo xamante ni sax ni dafa wax ni moom Sëñ Tuubaa dinay liggéeyal Yonent bi si bind maadaama aqli maay maanaam fii ak sama xel mi ngi ànd ak man Sëñ Tuubaa du ma mës di dañ di bind ay solowaat di ko jëmale si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kooku bu demee ba taxaw daal di ne xaatimatul munaajaati bil xatti mu ne nag lii moom mooy mujjanteelu déyante gi may def ak suñu borom si bind nga xamante ni moom xasida yi muy bind moom mooy naafilam uhdi lahu bi hadaayal madxi naafilatan wa bi sawaati min xubbin yuusil kubara nga xamante ni xasida yi mu doon bind bu defee ay faraidam ba noppi jàng alxuraan ba noppi isa xaratu aw isa damay fàtte duñ koy waxee te ay waajil subhaanallah isa kadatu aw xaraxtu xarfa
xus mu naan tuudaw zaakal xarfa nga xamante ni moom bu daan bind day fexe di jàngale alxuraan di zikr di màggal suñu borom bu defee faraydam yëpp ba noppi nga xamante ni day jël xasidaam yi ñuy def ko ay naafila nga xamante ni da ciy jublu maanaam si xidma gi mu fasoo toog yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko def kon bu toogee ba ñëw daal ne lii moom mooy sama mujjanteelu diyaale ci bind kon kooku si zahir tàgg nañu boppam. beneen bi it li ma gisoon moom mooy li gën a yàlla moom mooy nit ñi bañ cee sax nag faf gëstu ji di xool waaye ak lu ci mënti nekk lu mu ci mënti wax alxuraan da ko déggal bu fekkente ne dafa lënt xadis daal koy wéeral kon loolu noonu laa bëggoon barkeelu rek di tuubaat bu baax a baax si guddi gi xam-xam bi moom moo madul yéen ji bëri lool moo taxoon ma bëggoon barkeelu maa ngi tuubaat bu baax a baax. macha allah barakallah ashad sa passage bi kat am na solo lool waaye man la sañ ceddo ba léegi sama laaj bi daal daf koy wéere di ko wër di ko ños di jàll rek macha allah kat yi am na solo. mais man j'avais une question pour Cheikh parce que gëj nañ ko dégg mu wax avant que gars yi di ñëw mais Asadou barakallahu fiik xayaakallah yal na yàlla sàmm waxaa bis yi dama am yu ma garder si ñoom mooy seen genre yi ni ay xayaakullah xayaakumullah yox yooyu noonu mais yu baax la kon dama koy garder dégg ngeen donc Cheikh admettons yow étant donné que yow da nga maanaam booy analyser l'histoire da ngay génn si paradigme religieux bi. Et ça me plaît. J'aimerais savoir un peu ton analyse justement sur la vie, les œuvres, le parcours de Cheikh Ahmadou Bamba au sein du Sénégal même, la structure du mouridisme, le socle même, tu vois, la base, l'expansion. Jamono bu muy ñëw maanaam est-ce que mën nga ñu expliquer loolu en tant que analyste, en tant que gars bu am facilité à tenir ce genre d'archives là, est-ce que mën nga ñu analyser justement passage boobu noonu maanaam jamono bi Serigne Touba di nekk biir Sénégal lan moo nekkoon Sénégal lan moo nekkoon justement le quotidien des Sénégalais, même si le terme n'est pas approprié parce qu'à l'époque on n'avait pas l'indépendance, donc c'était des Jolof, des Waalo, etc. Mais pour nous généraliser on va dire Sénégal. Donc jamono jooju lan moo nekkoon quotidien bi ba tax na sëriñ bi ba mu ñëwee mu yéem nit ñi alors que il y avait beaucoup de traditionalistes, beaucoup d'animistes, beaucoup de ceddo. Comment ça se fait mu am dayoo bu mu am ba affaire bi ñëw law ba tey Sénégal mënoo gis une personne sur deux sans qu'il soit mouride. Cheikh ndax yaa ngi fi. waaw maa leen déglu allo. waaw bismillah dégg nga question bi. non j'ai pas entendu je vais la reformuler. dama doon wax yi lan mooy sa analyse justement si la superstructure de la voie mouride ak sëriñ bi jamono bu muy ñëw Sénégal lan moo nekkoon réellement quotidien wu Sénégalais yi. lan moo waral mu am expansion bu mu am lan moo waral mu am dayoo bu mu am maanaam woote bi mu am autant de monde te pourtant foofu noonu jamono jooju il y avait plusieurs sortes d'individus des croyances diverses animistes traditionalistes il y avait des ceddo etc. mais lan moo tax mu imposer une sorte de respect sans armes sans que muuru toujours dans le pacifisme lan moo waral justement ce truc-là, ça devient justement un personnage central si histoire wala ci Sénégal même. waaw cette question bi moom thèse de doctorale. Bon je ne sais pas man li ma ci mën a wax rek xëy na sama dimension lu ma ci topp mooy que Sëñ Touba pour man bon man yàlla def na sama thèse ci moom laa ko bind. Après bon je suis de tradition mouride depuis plus de 120 ans mais boo juddoo ci yoonu mouride am na nu muy demee pour man en profondeur doo xam Sëñ Touba parce que Sëñ Touba c'est un lettré d'abord pour ñun ñi nga xam ne xëy na peut-être la source livresque daf ñu intéressé parce que ci loolu la ñu nàmpatal. Sëñ Touba était un intellectuel donc la dimension intellectuelle nous permet de saisir la profondeur en même temps de l'œuvre et de l'homme
à la fois dimension boobu nag man c'est une dimension manquante ci suñu génération ñun bon su ma nee suñu génération nag mooy man peut-être suñu papa yi xamoon nañ ko mais ñun suñu génération ñun li ñu gis rek mooy l'aspect de surface Serigne Touba comme ki nga xam ne moo taxawal yoonu Mouride moo fondé la ville de Touba et puis bon moo taxawal tarixa bi loolu la ñuy xam mais Serigne Touba l'intellectuel le résistant le Serigne Touba l'historien le contextuel boobu daf ñuy échappé parce que boobu noonu Serigne bi moom daf ci liggéey parce que comme ni nga ko waxee ni autant Serigne Touba liggéey na ci mais autant aussi suñu société yi nekkul woon ay sociétés yoo xam ni qui n'étaient pas structurées c'était des sociétés très structurées la preuve tubaab yi ils ont mis plus de 600 ans pour disloquer de 1367 à 1695 la France di soog a am comptoir à Saint-Louis et puis de 1659 autant pour moi à 1886 ils sont venus à bout de Lat Dior pour commencer di dérouler bi ñu defee ne ci la ñuy dérouler boobu la résistance maanaam religieuse organisée autour des foyers léegi nag bu fekkee da nga bëgg a reprendre le narratif occidental bon pour justifier en fait la réussite de Serigne Touba ou bien de Mame Alhaji Malick ou bien des autres da ngay xaw a biaiser en fait le contexte d'alors et pour man c'est après lecture après étude en profondeur que là comprendre effectivement le sens profond de Serigne Touba son combat le fait que 1883 il signe le début du mouridisme avant correspondant avec la mort de son père Serigne Mamor Anta Sali avant il ne l'avait pas fait mais il exerçait déjà le rôle d'éducateur de formateur dans l'école fondée par son père léegi pourquoi il met l'accent aussitôt sur l'éducation mooy que ni Serigne Touba xam na ni boo bëggee bâtir une société effectivement il faut s'articuler autour de l'éducation d'où sa fameuse triptyque Talim Tarxiyat ak Tarbiya triptyque boobu jusqu'à présent man damay topp yoonu murid je suis au regret de le dire gisuma ko ci yoonu murid tey ji gisuma ko par exemple je vois on reprend les schémas yi fi amoon à part l'école de Sëñ Mamor bu ma gis ni quelque part il y a des résidus de cette triptyque là mais sinon en profondeur ni ko Sëñ Touba indee woon amul woon suñu société yi duñu woon ay société comme ni ko tubaab bi di waxe demul noonu je parle sous le contrôle de Saa Wolof il peut détailler sur les sociétés il y avait beaucoup de sociétés qui étaient très structurées dans la Sénégambie tubaab bi au contraire sax am na sax lu ci bari ci ñun lañ ko jëlee la révolution torodo moo jiitu la révolution française qui nous dit que nous les avons pas inspirés c'est parce que leur narratif a triomphé que suñu bos ñun valoriser wuñ ko bref loolu parenthèse la mais pour rester sur Serigne Touba pour man la démarche bi nga xam ni moom la favoriser la preuve bi ma ci njëkk a jël la matérialité de sa démarche mooy Serigne Touba en 1902 li ñu bari murid yi boo ko waxee ñu defa ne da ngay contre wala da ngay ternir en fait l'image de Serigne Touba tamoon Serigne Touba sama maam la kenn du ternir image de sa maam mais Serigne Touba pour wàll l'aboutissement de son projet mais en 1902 bi nga xamee ni yóbbu nañ ko Gabon ba 1902 pour wàll la détermination des mourides les mourides ont traîné en justice le pouvoir colonial dañ ko attaqué en procès gagné ko l'avocat Carpo le Cheikh Ibra Fall ak les dignitaires mourides engagés mu gagné le combat ñu daggal exilu Gabon bi retourner Serigne Touba parce que sinon dañ ko doon fay 50 francs par jour loolu moo doon daan bi
tubaab yi kon moom volonté am nekkul woon ci sëriñ bi ñibbisi mais lan mooy jox murid yi pouvoiru comprendre les mécanismes de la justice ba porter plainte muy benn. Deuxièmement sëñ Touba bi mu demee Gabon bon lam bi muy ñëw am na ay aspects yu mu indaale de la culture gabonaise ak lam fa fekk ci wàllu lu mel ne agriculture ci wàllu comme café wala récit voyage bu mu def nga xam ni Cheikh Moussa Ka il revient sur les carnets du voyage nga xam ni l'inspiration sëñ Touba moo ko jox. Tout cela c'est quoi ville yooyu mu doon cité ay Lambaréné ay Libreville Karambassa Galwa yooyu sëñ Touba doon cité c'est de la géographie donc il faut étudier la géographie africaine sëñ Touba en parlait en 1900 lu tax ba tey jii nii géographie boobu ba tey nii nous avons des lacunes bi ma ciy njëkk a jël mooy bu ne Sénégal ñun ñëpp dem nañ école ñu jàngal nañu superficie du Sénégal c'est 196 000 kilomètres carrés mais c'est faux man en géographie j'ai appris une chose fondamentale parce que jàng naa géographie à l'université de Dakar la superficie maritime fait le double de celle terrestre te li la koy wan lu koy prouver mooy tey jii pétrole ak gaz bii ñu am ñu ngi ko am ci géej gi amuñu ko ci jéeri ji donc superficie boobu dafa bokk ci suñu superficie pourquoi on ne rectifie pas dans nos manuels yooyu yëpp c'est des problématiques mais man sëñ Touba moo tax ma gën ko comprendre la mu defoon njaareem botanique boobu mu fa defoon tey lu tax mu yoonu murit amul botanique Touba ngi nii dafa tàng dagg nañ garab ya lu tax ñu dagg ko te pourtant sëñ Touba avait encouragé à faire des botaniques lu tax defuñu ko beneen bi mooy atelier yi de formation yi nga xam ni moom la defoon ca këram ga ndax sëñ Touba man je l'ai vu dem naa daaray kaamil ñu wan ma ko ay lal yi sëñ Touba ak bois bi mu doon liggéey nga xam ne bois bi lu ci bari l'Afrique tropicale la forêt tropicale moo amoon bois moom la fa indaale bois boobu lu tax on n'a pas fait pour sauvegarder ce bois là Sénégal bois bu mu am bariwul Cameroun moo ñu ëpp bois Gabon moo ñu ëpp bois mais tout cela pousse chez nous café mën na faa sax sëñ Touba këram googu amoon na fa café njaareem lu tax mënuñu am plantation café qu'est-ce qui nous dit que ni suñu sol yi nanguwul café donc c'est des problématiques yoo xam ne man pour man même sëñ Touba bu dee wax ni moom du koy faatu en fait quand on écrit fondamentalement on demeure dans le temps parce que c'est les écrits qui nous font demeurer dans le temps te yow yaa ngi koy wax yaa nga Senghor ñi nga wax ñii ñëpp c'est des immortels mais c'est leur œuvre qui ont fait d'eux des immortels de la même manière aussi l'œuvre de Sëñ Touba day def aussi Sëñ Touba mu nekk immortel loolu c'est fondamental moom la Sartre doon wax je refuse d'être l'enfant de mon siècle cantonné entre deux bibliothèques loolu lan lay signifier mooy maanaam dès lors que ngeen ne nangu ñuy lay séquencer dans l'histoire rek pour nga demeurer dans l'histoire day jafe te histoire ñun ñëpp a ciy dugg soit da nga ciy dugg bu rafet des ci wala nga dugg ci ñaaw génn ci génn bu rafet wala vice versa mais histoire ñun ñëpp a ciy dugg ku nekk acteur rek histoire choisir la am nga sa narratif bu lay accompagner man pour man loolu lépp dafa nekk des éléments yoo xam ne tey boo étudier Serigne Touba en profondeur étudier loolu yoonu murid par exemple la notion de communauté tey jii nga xam ne tey bu bëggoon mobiliser les Sénégalais autour de l'économie pour le financement endogène de l'économie mën na revisiter le modèle de Serigne Touba parce que Serigne Touba bi muy dem Gabon en 1895 dafa am lu mu jox mag ñi ndax Serigne Touba da leen a jox ay tegtal comment s'organiser parce que jamono yooyu doon murit yombul woon Serigne Abdou Lahad rappelé nañu ko Serigne Abdou Lahad wax nañu ko nee nañu rajo bi bu ñu ci boolewul ñu def ko ni ba ca Mali ndagam ci jamonoy Serigne Abdou Lahad la doon murit jafe waxuma laa jamonoy Serigne Touba doon murit yombul woon mais qu'est-ce qui s'est passé Serigne Touba a aidé les mourides à s'organiser ñu defar ay villages ay communautés parce que moom moo ko commencé avec Touba après mu sanc Daaru Salaam après mu sanc ñeneen ñi noonu la organiser mourides yi ni leen fii faites de ces villages là des sanctuaires c'est Serigne Touba qui a sanctuarisé d'abord parce que xamoon na ni moom derrière lui il y aura un danger il y aura une poursuite boo xam ne dañuy topp les mourides et les mourides ont subi mais des poursuites exceptionnelles dans l'histoire du Sénégal loolu luñ koy waxtaane bariwul parce que xëy na peut-être mën na yee ay sources de conflit
moo tax mais les mourides derrière Serigne Touba ont souffert Serigne Touba xam ni dañuy sonn ji mu sanc loo leen ay ville moom jiitu ci ba pare am bàyyi leen organiser leen jël les ténors ñi nga xam ne ñoo doon ay Cheikh Ibra Fall ñoom nu mu tudd borom gaawaan maam Ibra Faati ba pare def leen ay satellite ay jëwriñ yoo xam ni ñoom ñoo doon aider taalibe yi à maanaam dundu phase bu metti boobu nga xam ni sëriñ bi néew fi boo demee ci Irwaanu Najim sëñ Mor Lamine nettal na ko sëñ am Lamine nee na Cheikh Ibra Fall mu mujjee tàggu sëriñ bi mu ngi ko fekk sëriñ bi nee na maa ngi toog ci saxaar gi war a dem sëriñ Touba Gabon Guinée Conakry la xame ne moom Gabon la jëm loolu sëñ Modou Lamine moo koy nettali nee na Cheikh Ibra Fall bi mu ko tàggoo sëñ Touba nee na ma xool Ibra Fall gis kanam gi xar kanam gi rongooñ yi di tuuru sama xol sori sëñ Touba man foofu bu ma fa jàngee lu may jàngal mooy Cheikh Ibra Fall dafa meloon ni Cheikh kan da doon jooy lu tax ba du jooy te pourtant on nous fait croire que ni nit góor du jooy mais man damay jooy Cheikh Ibra Fall heureusement sama maam Cheikh Ibra Fall da daan jooy lu tax ba du jooy mais daf ñuy wan ni à un moment donné mais ay nit lañ man moo tax bugguma bu may wax ci mag ñi di extrapoler di leen yóbbu ci ay dimension boo xam ni je fais pas de des humains parce que bu ma leen génnee ci cadre humain man mënatuma leen analyser moi je préfère rester dans le cadre intellectuel parce que moom la ñu woon Serigne Touba mënul commencer à l'âge de 17 ans di bind Cheikh Ibrahim Niass commencé à l'âge très tôt di bind Maam Alaaji Maalik ñoom ñëpp ñu bind man ma dem université jàng ñan la ñuy woowee intellectuel ba pare ñëw man duma leen boole ci dimension boobu man bref pour me résumer et me ramener au débat mooy que ni pour man ñoom li ñu def mooy empêcher les plans du pouvoir colonial pour mu progresser parce que tubaab yi Sénégal lañ njëkk a ñëw Afrique loolu Faidherbe mu ngi koy wax dans son ouvrage qui s'appelle Le Petit Prince 1364 am na ñu ni Faidherbe il dit 64 ci la tubaab yi ñëw mu ngi koy wax c'était des marins normands ñoo ñëw Sénégal biñ ñëwee dañ doon commercer di jënd ay daakaande di jaay ba 1659 ci la ñuy soog a am comptoir nag dans le récit colonial da ngay defen lu exceptionnel la comptoir ab boutique la woon donc fu ñuy denc seen magasin dafa jënd di denc du lu exceptionnel mais tel que c'est raconté dañuy defe ni bon c'est Saint-Louis qu'ils occupaient non c'est l'île fa lañ amoon benn comptoir qu'est-ce qui se passe après ñoom ñu construire seen narratif li la koy wan mooy sëñ Moustapha Mbacké en 1930 foofu laay daanele qu'est-ce qu'il a fait ñun ñëpp jàng nañ la crise de 1929 la dépression àdduna bi nërmeelu sëñ Moustapha ni day lancer les travaux de la grande mosquée day defar raay bi conditions yi ko tubaab yi taxaloo nag ñoo ñëpp c'était pour le décourager amul kenn ku ko gëmoon ci jamono yooyu ku dul ñenn ci magi murid yi ak moom boppam mais mu lancé ko tey jii bu ñu demee ba 2025 am ay problème économique ak li ñuy wax ci Sénégal lépp ñu nekk fii di wax ay Moody's nee naag ay Fitch nee naag ay Standard and Poor's nee naag wàññi na notre Sénégal mais c'est parce qu'on a rien appris te histoire moom loolu lay jëriñ rek Cheikh Anta daan na ko wax étudier le passé non pas pour s'y complaire mais puiser les sources d'inspiration yi tax seen àdduna tey baax buñ jàngoon ci Mamadou Moustapha moom est-ce que tey dinañ fi nekk di xaar ay FMI mu ñu wax jóg leen wala toog leen non c'est parce que man li may wax moom laa gëm y a un déficit d'histoire parce que un peuple colonisé fondamentalement il est décalé historiquement parlant donc ñun ci décalage boobu ñuy dund moo tax mënuñu comprendre que ni Cheikh Omar Foutiyou Tall c'est pas l'aspect ay faatu naag faatuwul moo ñu war a intéresser mais que ni moom ba 40 ans da doon bind il a laissé plus de 225 manuscrits yoo xam ne boo demee dans les fonds d'Archinard da nga ko fay fekk tubaab yi di ko jaay man j'en sais quelque chose parce que samay xarit jënd nañ ci di def ay travaux 15 pages la lay defal copie tu pay 200 €. Commerce lañ ko def man c'est ça qui doit m'intéresser mais pas ay naan Cheikh Omar jóge na fi wala jógewu fi jóge na fi du ñëwaat
faut qu'on soit réaliste du ñëwaat sëñ Touba du ñëwaat mais ñoom seen esprit seen œuvre parce que legg boobu lañ fiy bàyyi comme li Jine Moussa doon rappelé bi mu jaaree bornu fekk fa ñaari ay doomu ndey yuy xuloo Cheikh Omar moo tranché le débat comment il a fait pour trancher ce débat là quelle médiation quelle méthode de médiation il a utilisé loolu moo ñu war a intéressé man loolu moo ma intéressé en tout cas man Cheikh Djibril c'est ça qui m'intéresse léegi nag aspect bi dem na ci jaww jeeg wala kii na man pour moi c'est trop loin man noonu laay gis suma àdduna maa ngi jël effectivement d'ailleurs loolu moo nekkoon sama question parce que dama la déggoon ngay wax sànq et puis sa analyse c'est tellement pertinent que daf ma dugal ci yenn archives yu ma lire yu bëri dinaa la ko jox pêle-mêle mais li ma bëgg a wax fii nii mooy justement fi nga daanele gars yi ñi ngi bind ni da ngaa yàq li nga waxoon yëpp pas du tout il a raison ce sont des personnages historiques centrales c'est vrai des personnes qui ont marqué waaleykum salaam des personnes qui ont marqué leur époque waaw dëgg la waaye dañu génn àdduna comme ñun ñëpp nuñ koy defee et que ñooñu dootuñu ñëwaate loolu c'est factuel lu muy wax ni dëgg la seulement moo tax ma indi ko ci aspect justement ni ñuy conceptualiser immortalité dans le monde intellectuel et force est de constater que il m'a rejoint là-dedans et li mu wax c'est clair net et précis et man j'ai toujours dama yàgg jàpp ni on a eu des intellectuels yoo xam ni ñun keroog laa ko doon wax sama live non ma ne leen la France a eu ses siècles de lumière comme nous on l'a et ñun suñu siècle de lumière mooy ñan mooy Serigne Touba Alhaji Malick Cheikh Omar Foutiyou Tall mooy Baye Niass et loolu dañ ci war a campé wu dañu war a def benn travail de fond boo xam ne seeni œuvre à eux dañ leen war a vulgariser de telle sorte que dañ koy dugal suñu nu mu tudd programme scolaire parce que c'est ça notre héritage et tant qu'on n'a pas compris cela dinañ daw ba dee duñu mës a comprendre fu ñu jëm donc fi nga doon waxee sànq justement pour les nu mu tudd sanc dëkk yi et cetera dans les archives narration bi ngay am ci tubaab bi dalay moom dafa tuddee mouride bi le colon mouride tu vas le retrouver dans plusieurs ouvrages da nga koy gis ci je pense de la Fosse si bu ma juumul gis naa ko ci pour sûr gis naa ko ci Vincent Montel gis naa ko ci Paul Marty aussi donc il y a trois sources yoo xam ni ay sources yu importantes lañu ci histoire du Sénégal yoo xam ni ñoom noonu la ñu doon gisee maanaam approche boobu la ñu amoon ci expansion yoonu Mouride ak justement le fait d'essayer de se développer d'avoir une structure dem sanc ay dëkk et cetera ñoom dañ ko tuddee woon comme une colonisation mouride ñëw fekk dëkk boo xam ne amul woon dara nga ñëw peupler ko teg fa ay daara di jàngal nit ñi autour justement di xam si xam-xamu seex bi ñoom dañ doon wax ni lii mooy colonisation alors que oublie nañu fàtte nañu ni ñoom ñoo fa ñëw en tant que colonisateur c'est pour vous dire à quel point bu leen intéressé dañuy rejeter dañ koy jël bu leen intéressé wul dañuy rejeter justement de façon limpide amèrement li nga xam ni neexu leen et ça devient problématique mais en tout cas Djiné Moussa soufflé na ma Diopiste nga bon vu que débat bi c'est pas sur Diop mais bu gaa yëpp waxee man bëgg naa ñu waxtaan tuuti ci Cheikh Anta Diop dans l'ensemble de ses œuvres sa pensée ceux qui sont qui se disent dépositaires de la pensée de Cheikh Anta Diop man j'aimerais vraiment qu'on parle de ça parce que loolu moo tax tey man ça fait plus de 4 heures maa ngi ci live bi parce qu'on débattait justement contre des kémites qui eux ont érigé Cheikh Anta Diop en tant que prophète et cetera dañuy jël livre am comme livre boo xam ni man débattre naa ak Diouf Kéemaan DJ Kéemaan la ma ne ko fii Cheikh Anta Diop dafa juum moo dagg ma alors que débat bi ba mu commencé woon dagguma benn yoon mais ba mu waxee fii Cheikh Anta Diop dafa juum mu dagg ma automatiquement mu ne ma Cheikh Anta Diop du koy juumul bul yow du voilà tu t'es là yow du la neex ma wax dara ci seen yonent donc bul wax dara ci sama yonent il a été catégorique ça m'a fait bizarre ma ne ah bon ok ma ne kon fii li mu wax ni méngoowul ak li réalité mu ne non bul wax loolu
mais même bu ma reformuler wax ji da ko doon dagg yàq tout le temps parce que nee na Cheikh Anta Diop kul jum donc on a une génération boo xam ni ils n'ont pas compris les œuvres de Diop dañ ko jël di ko waxtaanee nu mu leen neexee et je pense que tey c'est une aubaine ñu am la si panel bi man je te connaissais pas c'est la première fois donc dinaa la bombarder ay questions yu dul jeex grand mais en attendant saa wolof moom nee na je pense dafa bëgg jël parole on va laisser parler. waaw grand salaamaaleykum nuyu naa leen di nuyu sëñ Cheikh Jibril nuyu gaa yëpp xam naa ne daal lenn moom moo am muy tubaab bi moom teel na fi ñëw comme ni ko Cheikh waxee waaye li mu bëggoon Sénégal réussir ko bi mu demee ba jàpp ne ci la koy réussir mooy après bi Lat Joor daanoo sànq sax da ngay gis ne foofu li gën a def doole yoonu murit mën naa ne jëlub Lat Joor bokk na ci maanaam faat gu tubaab bi faat Lat Joor ginnaaw bi mu ko tëjalee fépp ñu gaw ko fépp ba fi desoon ci moom muy Jolof ñu tëjal ko Alboury sax d'accordul woon mais jàmbur yi foofu sax ngay xool suñu organisation da ngay gis ne organisation bu dëgër la amuñu lu ñu avi war a ñëwee kenn ndax foofu bi malgré li Alboury bañ yëpp jàmburi Kajoor yi ak jàmburi Jolof yi ñooy doog a taxaw moom mu doog a nangu loolu te xamoon na ne bu ko nangoo li ciy topp moo tax après exil bi sax da ngay gis sens bi mu gën a am foofu xam ne jekku nañ leen mais bi Lat Joor daanoo 86 tubaab bi jàppoon na ne day faagaagal lépp mu yomb ci moom mais da ngay xool 88 Clément Thomas ñëw ci sëñ bi fi Seex waxee nag man laay gën a wax muy jël rek dimension doomu aadama yi ñu doon parce que loolu moom ci la ñuy jariñ ci la ñuy mën a jariñoo ci ñoom dëgg dëgg ndax foofu bi mu ñëwee li mu ko tegal mooy indaale na ay téere yi sëñ bi war a soxla yëpp yi sëriñ daara war a soxla yëpp ak gët ak it xaalis sëñ bi it xam na li mu bëgg tubaab bi it xam na li sëñ bi doon waajal muy projet de société loolu mooy li nga xam ne mooy nekk dëgg waaye bi mu tegee loolu yëpp sëñ bi maalank la ko wax mu tëkk ko garab boo ko goree feret car yi dagg peer bi buddi mu jeex foofu nag la sëñ bi noppeetee am jàmm ba ni nga xamee ne ci Mbàkke Baar yi ak rapport yooyu nga xam ne moom la Leclerc doon def ci sëñ bi di ko defal kilifaam Merlin bi mu dajalee lépp très tôt moom xam na ne bari na lu ko Leclerc wax lu dul dëgg waaye moom bi muy rendre compte bi muy jox Louis Guillaume te rapport yi wan na ko ne aw ma si li su ma gisee li ma dajale ci li ma dajale ak li nga xam ne moom la ma Leclerc jox yëpp aw ma suffisamment d'éléments yu ma incriminé Ahmadou Bamba waaye lenn laa lay wax nga jàpp ko muy lañu dajoon ca diggante Faidherbe ak Cheikh Omar Foutiyou Tall lu ko raw lañ nar a dal ci kii suñ ko fi bàyyee tuuti ndax Cheikh Omar ay sëriñ ñoo ko toppoon waaye kii ay ceddo ñoo ko topp baat boobu lu tax mu génn parce que tubaab bi Lat Joor daanoo jël na doomam Mbaaxaan weetu ca doomi Alboury di Buuna Maysa Mbay Sàll doomi Demba War Salmon doomi ci Yaasin Joor Galo Gànna pour rek ñiñ xam am na ñeneen ak ñeneen ñooñu dañ leen a yóbbu ci école bu ñuy wax école des otages dalal leen fa Sidi Ndate Yàlla moo leen fa jiitu waaye ñoom biñ ñëwee dañoo rebaptiser école bi tuddee ko école des fils de Sèvres ñu noppi ci ñoom foofu yóbbu leen Tunisie boobu fekk na fii ci seeni pexe ci impôt yiñ daan fay fii ci Sénégal boo nekkee jullit dërëm ngay fay boo nekkul jullit fay 15 kon da nga xam ne yooyu yëpp da nga gis liñ nar waaye ñoom bi ñu ñibbisee jàpp nañ ne am nañ li ñu bëgg dama yoroon sax peeñ boobu dama ko teewlu nekkoon dinaa ko def léegi nga xam ne mooy biñ noppee ba noppi ci njàng mi bay ñibbisi kon biñ ñëwee dañ leen a séddale fi seen baay jiite woon def ko ay canton jiitaloo leen fa léegi lan ngay gis mooy ñi toppoon Lat Joor
daan xeex daan bañ nooteel ak yooyu am nañ lu leen naqari parce que non seulement rey nañu seen ki ñu jàppoon ne mooy résistance bu mag bi waaye jël nañ doomam jàngale ji ko ñëwaat mu teg ko ñu jàpp ne li tubaab bi doon def maanaam la Majooja doon def naroon koo def ci Kajoor ba nga xamee ne màbbal nañ ma koddu Lat Joor taxaw xam ne Majooja mi sampub tubaab yi la seul dameel bu jaarut kàdd palukaay ba tax Lat Joor santul faal jóg xeex kon tey ñoom lañ amoon ci Majooja nar nañ koo amaat ci mbaaxaan ñoom nag ca la ñu bari ñëw dëgmal sëñ bi foofu nag mooy li gën a wér abonné leen tey aimé di partager di participer di envoyer ay cœur